asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi nuyu àdduna sépp di nuyu képp koo xam ne nii doomu sénégalais nga du nuyu àdduna sépp tey dañoo ñëw indi ñaari point yu am solo bi si njëkk képp koo xam ne jullit ni di wax ashhadu an la ilaha illallah muhammad rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam am nga ci part de responsabilité bu mag benn point mooy waxi Macron yi mu wax nii ci ne képp koo xam ne nii da ngay caricature yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom dina la aar dina la protéger ndax li ko waral mooy seen professeur boobu xam ne da doon génne ay caricature yonent bi ci élèves yi bañ faat ko c'est-à-dire loolu lépp li ko waral ngëm-ngëmu jàmbur kenn du ko laal maanaam maanu suñu borom si dafa bëgg ko maanu nag kon dana ñëw foofu bu ñu fi jógee ñëw ci immigration clandestine kon saay-saay boobu comme ni ma ko waxee sama avant premier imbécile boobu ñu naan Emmanuel Macron di président France li mu wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam àdduna sépp dégg nañ ko te it ñépp ko ñaaw loolu nag pexe seytaane la loolu dafa bokk seen nouvel ordre mondial gii nga xam ne nii ñoom ñu ngi koy tëral ak yeneen ak yeneen ak yeneen parce que dem nañ ba xam ne musulmans yi am nañ doole joo xam ne nii kenn mënatu leen détourner def comme ni ko premier ministre Angleterre ba waxoon ay jamono ne feek dem ñu ba xañ leen ñu dajaloo di julli àjjuma ñu xañ leen ñuy dem Màkka ñu fexe ba seen téere bii duñu ko dundate duñu ko jàngate ba loolu amee benn député daal di jël di téere alxuraan daal di koy xotti mun na ko yow xamula xem bu xuma xotti bi maanaam bu ñu demee ba jàngatu mu dugg seen biir ñu koy jëfee loolu lay wax kon mën nañoo gëm ne programme bii ñu génn yépp seen nouvel ordre mondial yi ñuy wax ak yooyu yépp ay tappale kese la ba ci coronavirus bi am nay tappale kon lii phase de test la il faut que julli xam ne lii phase de test la daf doon sonn rek dañ ko yebal de Macron mi ay Macron ak gone googu di wax ci Moussa Camara moom di wax ci Facebook bi xam ne day dal sëriñ seeg daanaka sëriñ Tuubaa fan yi lu ne wax na ko ci moom àdduna sépp di ko dégg mu di ko mën a tontu nañ ko mais dafa am loo xam ne nii su duggee ci kër gi bu ne damay bàyyi ba mu dugg sama néeg damay bàyyi ba mu laal ma lu dugg ci kër gi rek nit ñëpp jógandoo parce que foofu lañ toll nouvelle technologie lañ toll de l'information Moussa Camara génn na fi di wax Sëñ Tuubaa lu ko neex loo xam ne teg ko fenn xamu ci dara sax xamu ci dara mais ay gars yu yebal la comme ni ñu yebalee Macron mii kon gën gi mbindéef lañ laal sunu pas-pas lañu laal kii la Sëriñ Tuubaa ne dinaa ko liggéeyal dinaa ko tagg juróom-benn weer julli si moom juróom-benn weer at mi Sëriñ Tuubaa da koo xaaj kii la Sëriñ Tuubaa ne dama ko bëgg ñu dugal ko ci ay fuur dama ko bëgg ñu koy exiler xeetu metti bi nañu teg ko kon képp koo xam taaliba Cheikh Xaddim nga te Sëriñ Tuubaa kat nee sosuma tarixa damaa fekk yoon sallallahu alayhi wa sallam mu xaw a farga yi ma gàjj ko moom seet na ku bëgg a dem nañ dem yoon waa ngi nii yoon woowu mooy yoonu muriidullah kenn mënu see génn sa bopp kon julli di nañ génnandoo soulèvement populaire mutinerie kenn ku nekk naqarlu ko te xam ne président France
kaka wax gone la gone ko saay-saay la waaye li mu représenté ngay xool ak France fu mas a jaar ak l'islam ak France fu mas a jaar ak Serigne Touba ak France fu mas a jaar ak l'islam kon loolu du lu ndaw il faut taper fort parce que lii phase de test la da koy testé su xoolee réaction jullit yi xawut a demee noonu ñu jàll si beneen étape kon étape bii ñu toll xam bii ñu commencé si lañ leen war a freiner brusquement comme ni ñu ko defee si réseaux sociaux yi def ko ci lépp kenn ku nekk gën dal sa kaw ku ci waxul rek xamal ne lii la Yonent sallallahu alayhi wa sallam defal xamuloo ko kon kenn ku nekk war nga ko ñaawlu génn wax ci ba Macron mi ko waxoon génn tuub jéggulu te même bu tuubee jéggulu du tax ñu bàyyi ko parce que Macron ñetti fan yi dégg na lu ne gis na lu ne te nag seen coronavirus boobu duggaat France googu waxuma la confinement mais lu raw confinement dana ko gis parce que ñii wax ñi ngi wax borom course yaa ngi yor seeni course ndax dañoo laal pas-pasu jullit lañ laal kon àdduna sépp a nga koy naqar kon Sénégal di interpeller le président de la République Macky Sall lii moom dafa war a génn sax moom ci boppam naqarlu ko bañ xam ne kii ab jullit bu wér la comme ni ko président Turquie bi defee nu ko ñeen defee ab jullit da nga mën a jullit nga kon loolu ñu ngi ci président de la République Macky Sall Macron li mu def du lu ndaw déedéet du lu ndaw de moo ko ci jublu xam na du bu fekkee malade mental ñu ne kii malade mental la génn ñu ay kayitu dafam mais du malade mental koo xam ne ni campagne nga ba gañ a am réew di ko gouverner loo def yaa ko tey ça fait partie des techniques de communication parce que bi mu ne tafoo ko rek si saa si am na buzz boo xam ne nii foo wutee buzz moo baaxul parce que ñëpp xeeb nañ ko si te lu ne mën na ko see fekk muy saay di baati nag kon imbécile bu mel ne Macron Emmanuel Macron président de France kooku waxam jooju na xam ne jullit yëpp ñaawloo nañ ko te condamné nañ ko te war nañ ko ci topp ci justice parce que daf ñoo agressé moralement physiquement kon normalement Macron war nañ ko traduire en justice pour bañ vidéo bi gudd foofu laa yem ci Emmanuel Macron saay-saay bi nga xam ne mooy na képp koo xam ne caricature nga yónnent bi moom dafa ci jàppale ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu ñu ci wax ñu ñëw ci l'immigration clandestine loolu comme ni ma ko woon sama live bee weesu rek li ci xew lépp sax kenn mëne su ko wax xam nga fan yi tey rek génn am na benn bateau bu ñu ma wan boo xam ne nii immigré yi bu ñu demee bu ñu gars yi bu ñu demee ba ci biir géej gi marin espagnol yeeg grec yeeg xeet yooyu bu ñu dayee ñoom ci gi wala marocain dañ leen au lieu ñuy sauver leen dañ leen di suruxal si biir kon ça veut dire jeunesse biy dee ci biir ndox mi moo ëpp sax li génn moo ëpp sax li lab di génn ça c'est sûr kon l'État c'est prévoir gouverner c'est prévoir ñoom war nañoo xam ne coronavirus ak crise bi bu weesoo ak européen li ñu deele ñoom gars yi ñu gone yi sax ñoo leen gën a intelligent bu fekkee état xalaatul ne la xewoon deuxième guerre mondiale xam ne après deuxième guerre mondiale day am ay immigration clandestine kon war nañoo xam après coronavirus avec la crise war nañoo xam ne si c'est l'État c'est prévoir war nañoo xam ne dana am luy xew li xew noonu nag jeunesse bi nañ koo analyser jàpp na ne bu ñu demee liggéey jàpp na ne ñooñu seen nit ñi faatu nañ suñ demee liggéey loolu lañ analyser moo tax ñu songee ko noonu kon état waroon na war a prévenir lii te it fexe ba jeunesse bi am confiance yi ñi leen gouverner ñi leen administrer parce que nit ki tamit boo demee ba amatoo ci moom confiance lu mu la wax doo ko gëm kon ni ñoo war a fexe ba jeunesse bi am ci confiance l'État du Sénégal ma wax leen affaire immigration clandestine yi affaire bu garaaw gi ci biir
jeunesse bi amatuñ confiance si ñi leen gouverner jeunesse bi ñenn ñi amuñu confiance ci seeni sëriñ ñenn ñi amuñu confiance seeni waajur ndax bu fekkee da ngaa nekk ci kër say waajur na la yow da ngaa ñàkk jom di la xas suba ngoon waaw sa morom yi tekk nañ sa doomu bàyyi sa doomu nijaay yi waaw sama doomu wujj yu nangam sàngam maanaam jàngselee jàngsele ba gone dañ la koy wax gone dañ la koy wax ku fi ñëw fi nga ne ko yow lan ngay kii mun a man kay Maroc laa jëm saa bu ñu waxee Maroc laa jëm xam nga fii mën nga ñëw jaar Nouakchott jaar Nouadhibou dem Maroc sans nga am sax visa parce que l'état du Sénégal mauritanien buy dem Maroc da ngay am visa gambien buy dem Maroc da ngay am visa mais sénégalais boo xam ne dafay dem Maroc du am visa kon Maroc gi day yomb si ñoom bu ñu demee foofu nag fu ñu gisee bato wala fu ñu gisee lu leen mën a yóbbu rek si dañuy jaar porox ndoolu daal dem sa ñoom bu ñu gisee bato dem bu ñu gisee dem am na ñoo xam ne sax day ñëw ba Nouakchott wala Saint-Louis wala Nouadhibou gi di fi tëgg ay clandestin yoo xam mënoo koo xam nag ñu toog sa wet ni mënuñu tëgg clandestin da ngay toog na ana waaye ana sama waa ji fi ñëwoon fii ñu ne la waa ji de gars yi dem nañ noonu nga ciy am ça veut dire que dañ ci dox intelligence boo xam ne ni kenn mënu si koo xam kon parents yi nañ ci am part de responsabilité yenn sëriñ si am part de responsabilité parce que taalibe bu la jegee am pëstéef di liggéey bu màggal jotee mu ñëw sa kër liggéey loo xew la mu dem sa te bu dikkee borom xaalis ngay wax doo wax ak moom doo ko conseillé doo wax ak moom leen doo ko delloo si sëriñ bi doo ko delloo ci yàlla ba taalibe bi réer kon am si part de responsabilité xam ne yenn sëriñ yi dem nañ ba taalibe ba mu xaalis duñ wax ak yow waajur yi dem nañ ba seen doom joxul xaalis duñ wax ak yow dañ lay négliger ba loo bëgg lu dul mbëkk rek maanaam genre xaru lañ def daal parce que xam nga koo xam ne mosoo xam sax ab dex jékki-jékki dugg si géej goo xam ne kenn xamoo fu mu commencé xamoo fu mu yem loolu xaru la kon ki dem ba def loolu ça veut dire que nekkatul ak xelam li gën a garaaw ñi doon génn Dakar fan yi bi ñu génnee bi ñu dëppee gars yi dañ leen yóbbaat police taxi xoola ma choc psychologique boobu yow déjà kii dem na doon def clandestin bu ñëwee dalal ko yóbbu ko fenn dalal ko ba xelam ñëw woo ay psychiatre ay psychologue ñu wax ak moom ba xelam dikkaat ba mu normal kooku mën nga ko convaincre ba duutul demal ci géej mais boo ko gënee yóbbu police tëj ko ci kaso yi gën koo traumatiser wala mu dem foofu gars yi si biir kaso yi si biir dañ naan dañuy gis yoo xam ne ni la waaye sa waay li du dara boo génnee demaatal nii ngay def nanga mën nañ la sa trouver foofu beneen yoon kon loolu it lu jar a bàyyi xel nga noonu kon immigration clandestine état du Sénégal daf ci am part de responsabilité bu mag te ñu trouver ñu ministre boo xam ne mooy gérer à l'extérieur pas ay directeur xam nga directeur dafa am ay limites Sénégalais yi bëri nañ ci àdduna si bëri goo xam ne il faut ñu am ministère boo xam ne moo chargé wu les Sénégalais de l'extérieur pas ay directeur ñu mën a lijjanti immigration clandestine ak yeneen ça c'est très important loolu lu ci am solo la lu jar a bàyyi xel ñu noonu parce que du xale amul liggéey rek ñooy génne am na xale yoo xam ne nii am nañu liggéey am na mag ñoo xam ne ay cadre sax yu def immigration clandestine parce que imagine toi nga nekk Dakar du fay ak 300000 fay location 100000 fay ndox 50000 fay courant na yow pour nga loo lekk képp problème la nga nekk ci régions yi lu mel ne Touba wala Diourbel wala nangam nga léegi ci ay hôpitaux wala dara ab infirmier ñi lay fay 150 wala 200000 mu lenn boo génn seen charge fixe doo ci mën a am dara moo tax gars yi dañuy dem nag bëgg changer vie day ñoo xam ne dañ doon nekk sur place Sénégal dafa liggéey ñu leen di fay weer wër na Serigne Saliou Mbacké lañ leen di fay weer ci benn fan lañ ko liggéey la preuve en est man mii di wax ak yéen la ñu doon fay weer benn fan nga koy liggéey benn 24 heures kon loolu mooy lan kon mbir yi dañ ko war a seetaat mbir lu jar a seetaat a ngi noonu lu jar a seetaat a ngi noonu foofu la affaire bi nekk France gi ñu teg ko fële fexe di dundee lu ñu am changer mode de vie suñu bureau yi ñu am ñu fay suñu menuisier yi nekk sur place di ko defar lépp lu ñu am ñu fay di ko liggéey sur place bu ñu ko defee je crois que lu bëri mën nañ see mucc hôpitaux yi suñ demee nit ñi di faju
ak ay coûts yu faible man ça fait dama koy fàtt ça fait 3 mois ñu may signalé ba garde yi nga xam ne ñoo nekk buntu hôpital Ndamatou waa Njombaat xawma lañ tudd mooy garde si ñiy garde buntu bi xam ne gars yi jënd garab nee na ñoom dañ say jaaxle parce que ku ci génn rek ñooñu dafa am benn pharmacie boo xam ne la fa yebal directement te pharmacie yooyu ñu lay yebal ñoo gën a cher la mais dafa mel dañ lay yebal ba bu dee gudd na dañ lay accompagner ñoom ñoo lay accompagner ba foofu nekk de garde yooyu dañ see am ay dafa am lu ñu leen ci jox te loolu du hôpital Ndamatou rek la loolu moo am partout Sénégal gépp daanaka mais lii moom signal ne ma ça fait 3 mois de tey laa ko laajte woon ñu ne ma loolu moo fa am ba tey jii xam ne garde yi garde bunt bi suñ bindee ordonnance ñu bind kit césarienne wala ñu bind benn ordonnance opération xam ne ay 60 000 lay doon amul ci biir dañ naa boo génnee garde yooyu ñu lay accompagner si benn pharmacie boobu boo demee da koy gën a cheral bu defee garde bi demee bay wàcc dafay jaar ñu jox ko lañ ko jox mu dem yoonam loolu nag c'est à voir kooku directeur hôpital bi kenn ñu ngi koy yëgal loolu mu lijjanti loolu nu mu gën a gaawee kon yooyu yëpp mën na indi lii ñu naan immigration clandestine gaa yaa ngi dee ci ndox mi de gaa yaa ngi dee te li xew nii li dal France di ba fi mu toll nii dañoo dem ba dañoo mel ni kuy jëfur moo ñu dal fekk 10 ans 15 ans parce que imagine toi jeunesse bu ñu dee ci ndox mi di dee ci ndox mi te jigéen juratuñu ñëpp ñu ngi planning fi mu toll nii comme ni mag ñi daan juree 15 ans si kanam 10 ans non gars yi jigéen jureetuñu noonu de jigéen jureetuñu noonu jigéen kenn koo gis benn doom am na dem ñaari doom kon nag li dal Europe mooy wëlbati ko dal ñu te loolu nag boobaa day gën a grave parce que suñu jeunesse bii ñu yor bu desee si ndox mi wala ñu dem extérieur ñu dugal leen si usine toxique yi ñu liggéey ko ba faatu te gis nga ma yëgal leen lii ñu leen wax di ñëw fii di sinap di leen war nangam naan leen li ma Maroc géré dara amu fa dara la preuve an nit dana jaar fii bu fa jaaree na Maroc laay dem ñu ne ko saa yi Maroc dara amu fa xam nañ la fa xew mu dem 1 mois 2 mois la fa bu ñëwaat fi sa dox xam ne dara amatu fa extérieur tamit la même chose kon jeunesse bi nañ dal te xam ne sunu borom lépp lu mu bënn sa jëb yi da nga ko am sabab lu nag baax na da des koo xam ne dana dajal 2 millions 3 millions mu leer na la mais dafa amatul confiance ci dëkkam xam nga ne 2 millions 3 millions ku ko investir sa dëkk normalement boo amee confiance war nga ci mën a liggéey xaalis mais dañoo dem ba amatuñ confiance ci dëkk bi Sénégal parce que politiciens ñooy milliards ak millions yi toog ci dëkk bi dara doxul des koo xam day nekk Mauritanie fi nekk ci jàmm bu demee Sénégal léegi nii rek bala mën un mois mu dawaat yow ba yow yii saa Sénégal dara am 100 francs 5 francs sax pour nga lijjanti problème xam nga yooyu c'est des problèmes kon nañ xool nan la ñuy liggéey te lijjanti ministre des Sénégal de l'extérieur pas ay directeur ñu gérer lii parce que gars ay citoyen lañ génn ñu ngir dañoo amul liggéey dañoo génn ay dogal la di liggéey mais loolu war nañoo am gestion ressources humaines bu normal boo xam ne nii lépp war na mën a tege si yoon booy mel ne CSD collectivité Sénégal de l'extérieur ñu ngi ciy góorgóorlu man mi ci laa bokk maa may sa représentant fii en Mauritanie ñu ngi ciy góorgóorlu te yaakaar nañ ci liggéey boo xam ne bis bu paree ñëpp Sénégal de l'extérieur ñoo doon def ne ñi faatu woon ci Covid bi ñoo ko xeexoon yóbbu état du Sénégal si yoon ba gañe loo xam ku faatu woon ci Covid bi ñu indiwaat la si dëkk ñooñu ñoo xeexoon collectif boobu man maa leen représente fii en Mauritanie incha allah war bu ñu si liggéey bu am solo te yaakaar ni lépp lu si am lii ñuy def ni nag jubluwuñ ci dara moo xam dal ci kaw hôpital yi wala nangam li jublu mooy lépp dox parce que dañoo xam ne xew soxlawuñ si guñ ci naan non li jaru ko mënoon ngaa def leneen nangam ñii nit ñi jër non li ñu koy def dañ koy def ngir suñu population di ko def di jëmmi Sëñ Tuubaa tax di koy def ngir jëmmi jullit yi am jàmm parce que bu ñëpp toogee croiser le bras du baax il faut que ñu défendre interpopulation bi population bi gis seen bopp loolu mënul ñàkk asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.